asalaamaaleykum mbokku téléspectateur yu Kéwoulo TV comme ni ngeen ko gisee depuis quelques jours kaaw communautaire mooy li nga xam ne moo jaaxal ñëpp ba tey dañuy daal di dem wàcc Ziguinchor ci benn quartier boo xam ne quartier lëmm paralysé nañ ko tey ndax coronavirus bi nga xam ne mu fa feeñ ñu dem ba Ziguinchor fekk fa Mouhamadou Sambou moom it journaliste la boo xam ne suñu naataango buy liggéey ci benn rajo bu fa nekk Kasumay FM. Mamadou naka la situation bi nekkee foofu. waaw Touré gis nga situation bi fu mu toll nii ñun bu njëkk bi dañ ko daan dégg fu sore waaye yàlla def mu ñëw bu fekk si ñëw dafa fekk benn waay moo fi jóge woon am gorom bu nekk benn quartier bi nga xamante ne moom nañu dendoo bi tudd Lindiane te quartier bu Lindiane waaw foofu la mbir mi commencé fii si Ziguinchor donc pa boobu dafa feebar en réalité nuñ ko waxee si ay mbokkam nee nañu paa bi dafa am feebar mi nga xamante ne mooy asma am na tamit diabète donc du coup moom loolu la jàpp comme gorom la moom la seeti yoon foogoon ni ki loolu la ndekete paa bi am na doomu jàngoro Covid 19 bi mais boobu xamuñu ko woon ba mu ko seetee ba ñëw ay fan si lañ doog a découvrir ni ki paa bi dafa am doomu jàngoro ji léegi du coup ñu ñëw. woo ko moom ak doomam ñu prélever leen après ñu bàyyi ko mu ñibbisi. c'est-à-dire dañu ñëw def prélèvement bi ba pare yóbbu échantillon yi le temps ñoom ñu indi résultat yi bàyyi nañ leen ñu continuer di dund ak askan wi. bi ñu jëlee résultat kii prélèvement yi ba pare dañ ko bàyyi moom ak doomam ñu dem léegi bu ñu amee confirmation ni kii dafa positif si lañ daw si guddi googu ay booru 23h la ñuy ñëw jël ko moom ak doomam yóbbu leen bàyyi fa ñu si des si famille bi léegi si ëllëg si lañ dellu siwaat ñëwaat encore jël ñeneen ñi mais ba tey amoon nañu si desoon de ce fait ñooñu yëpp ñu ngi doon continuer di vaquer seen soxla. mais Mamadou dama bëgg ñu arrêté fenn keroog bu ñu delloo si ki nga xam ne moom lañu ne fa la affaire yi déparé mooy góor ga nekk fële Lindiane mais góor gi. bi mu feebaree ba ñu yóbbu ko hôpital ñu confirmé ni Covid 19 la amee ci diggante bi la ñii doog a dem uti ji kontakam ba ñëw jël ci paa boobu ak doomam. noonu la demee bu ñu gisee ni ki dafa yor doomu jàngoro bi si lañ dellu si ñëw di prélever ñaar ñooñu mooy ki ko seet yoon noonu gorom boobu ak doomam ñi léegi résultat bi bu ñu génn si ba pare ñu bàyyi leen d'abord. bi résultat bi génnee ñu gis ni ki dañu yor doomu jàngoro ji si lañ dellu siwaat jël ko si guddi ñu dem bàyyi fa ñu si des si famille bi kenn confiné wu leen ba si ëllëg si la ñuy dellu si doog a jëlaat man mii sax en question dem naa ba taxaw xool ni kër gi ma gis ni ki nit ñi ñu ngi génn di dugg ñoom waa kër gi léegi juste ñu génn ma dem bi ma demee bu ma ñëw ñu ne ma ñëw nañu boobu sama ginnaaw la woon ñu ne ma ñëw nañ jël nañu ñeneen mais am na ñu fa bàyyi. am na dañuy dafa am ñu ñu jëlee ci kër gi yóbbu leen. mais am na ñu xam ne leen bàyyi ci kër gi am na ñuy jël mooy paa bi ak doomam ñoom lañ njëkk a jël si guddi gi. ñëwaat jël encore ñaari xale ñu bàyyi fa ñu si des. léegi si guddi encore presque vers 19h lañ dellu si waat jël ñu si des yóbbu leen. léegi si ëllëg si encore ñi woo keneen ki nga xamante ne mooy dëkkandooram moom tamit pour mu rejoindre mu dem ñu jël defal ko prélèvement léegi bu ñu ko defee prélèvement si lañ ko téye foofu juste fekk ñoom amoon nañu jotu wàllal ñu si gën a bëri parce que boo seetee ba seet démb maa ngi déglu suñu préfet département bi bu muy wax nee na exactement pas boobu dafa wallal ñett si ay doomam donc si kër gi ñoom ñeent lañu ñett si ay doomam donc si kër gi ñoom ñeent lañu ñooñu demee jot nañu wallal seen dëkkandoor yi 3 personnes ñetti nit si ñetti nit ñooñu am na fa ñaari xale. mooy xale yi ñuy wax ni ay taalibe lañu. waaw en réalité duñu ay taalibe ñaari xale yooyu ñuy wax noonu dañoo am ay xarit ñoo xamante ne dañoo xaritoo ak taalibe yi parce que am na daara bu nekk seen wet kër. sorante wuñu maximum ay 20 mètres yooyu 30 mètres donc xale yooyu comme dañoo xaritoo ak taalibe yi te dañ fay fréquenter du coup il fallait ñuy prélever tamit taalibe yi
foofu la confusion bi ñëwee ni ñuy foog ne taalibe yi am nañu mais ñaar ñooñu du ñu ay taalibe. dama bëgg ñu taxaw ci taalibe yi tey ma defee ne bi ñu waxee dañuy nañ ñëpp confiné wu gouvernement annoncé woon le retrait des talibés parce que muy ki nga xam ne mooy le directeur de la petite enfance Niokhobaye Diouf boobu ak léegi mu ngi wax ni retiré nañu xale yi ci circulation bi comment se fait-il que daara boobu continuer di fonctionner. malheureusement comme ni nga ko gisee noonu la ni nga ko waxee noonu la ñu ngi continuer di dem di ñaani sara dugg ci kër yi fu nekk te gis nga dem nañ ba ñu jël leen prélèvement donc du coup ñun luñ doon ñaan dañuy newoon xëy na waroon nañ leen confiner ñoom ñëpp kenn waruloon génn wala sax ñu yóbbu leen mais malheureusement loolu moo amul ba bés bi may wax ni ak tey ak yow ñu ngi foofu tey jaar naa fa ci suba ñoom taalibe yi fekk naa leen ak seen sëriñ daara. mais est-ce que nekkul tamit yéen gannaaw bi nga xam ne autorités yi laaj nañu est-ce que du seen responsabilité yéen ñu dëkk koñ ba ngeen jóg dem wax ak sëriñu daara bi. en réalité man mi en question demoon naa maa leen recensé man maa recensé daara boobu xale yi fa nekk yëpp. ak moom sëriñ bi ak njabootam yëpp. maa leen recensé. te si ëllëg si laa dégg ñu ne préfet nee na dina leen jël si pour ñu yóbbu leen ñu mette leen en quarantaine. mais suñu secrétaire au conseil de quartier moom laa dégg mu ne ma waa ji de fekk na ma mooy seen sëriñ daara bi fekk na ma mu ne ma day dem këru délégué de quartier ma ne ko délégué de quartier dem na mairie dafa am réunion mairie mais kenn ne ko fa. mu ne ko léegi moom dafa dégg ñu ne ñu ngi jël ci xale yi waaye moom d'accordul xale yi du ñu dem parce que ay doomi jàmbur la yor mu ne ko man de li ma am pour wax la li parole autorité la autorité bu waxee lépp lu mu wax daal digle daal il faut ñu def ko li gën daal bàyyi mu yóbbu xale yi du caageen ne dafa leen di yóbbu définitivement mais pour mu mettre leen en quarantaine pour jéem a saytu seen wér-gu-yaram waaye nee na moom d'accordul te ci sëriñ boobu ci loolu la taxaw ba léegi daal moom d'accordul pour xale yi mën a dem moo tax xale yaa ngi foofu parce que tey bi may wax ak moom nee na ma carrément oto bi ñëwoon na waaye nee na leen moom du leen mën a jox xale yi parce que xamu leen te aduna bi wóorul mën na leen jox xale yi ndekete kenn yónniwu leen ñoom ñoo ñëwal noonu seen bopp. mais xanaa ñii ñëw pour jël si xale yi ñëwuñu ak oto wu ministère de la santé ñëwuñu ak ay forces de l'ordre. pourtant c'est vrai que fekkeewu ma ko mais daal nee nañ ma moom mii sax nee na ma oto bi ñëw na ak ay yeneen oto waaye moom d'accordul parce que xale yi du fii la leen jëlee xale yi dañuy fu ñuy jógee sori na moom moo xam seen i waajur am ñoo xamante ne sax moom sax xamul seen i waajur mais ñoom ñoo xam ni ki moom mu ngi jàngale ñu yóbbante ko xale yi donc moom du jël responsabilité bàyyi leen ñu yóbbu xale yi parce que xamul fu ñu leen di yóbbu. muy beneen cas bi nga xam ne defe naa ne autorités yi nga xam ne dinañ ñu seetaan tey ci entretien bi dinañ ko jéem a lijjanti Mouhamadou mu am beneen affaire boo xam ne bu nu yéem ci yëf yi dégg nañu ni li bokk na ci ñi nga xam ne moo lawal affaire bi foofu noonu ci Jaabir ay étudiants yoo xam ne ñu ngi continué woon di joxe ay cours de renforcement wala ay cours particuliers. waaw loolu effectivement am na ñi doon joxe foofu amicalu élèves et étudiants ñoo daan joxe foofu ay cours parce que boobu yàgg nañ di koy def léegi dañuy seet ni ki xale yi ñu ngi wër fu nekk ci koñ bi wax nañu malgré sensibilisation bu ñuy def ci koñ bi mais taxul xale yaa ngi wër ñu ne balaa bu ñuy wër ñu préférer retenir leen ci classe yi mais quand même jéem nañu jël seen matuwaay jéem leen teg ku nekk sa place pour éviter yooyu parce que comme loolu la ñuy wax loolu la ñu jéem a respecter bu njëkk bi dafa am ñu dem ba ne ay enseignant benn enseignant mais amu fa benn enseignant encore une fois léegi si boo gisee gars yi di wax parce que paa bi jëloon feebar bi fële Lindiane doomam bi bokk na si ñi doon jël cours de renforcement yi léegi du coup ñu ne ñooñu yëpp ñi nga xamante ne ñi daan jël foofu cours ñi doon suivre cours renforcement yi il faut que ñu mette leen en quarantaine si la ñuy woo ki nga xamante ne moo leen doon jox cours yi yóbbu nañ ko fu mu nekk ne mi ngi en quarantaine amaguñu ay renseignement leer ndax am na ko am déet mais yóbbu nañ ko moom kese si famille moom kese moo dem ñi nga xamante ne ñoo fa daan suivre cours yi ñoom ñëpp dañ leen recensé ba am na ñoo xamante ne jot nañ leen prélevé ñuy xaaragum résultat yi bu xam léegi comme tey Sénégal mu ngi tollu 35 cas d'après maa ngi jógee waxtaan ak suñu ICP nee na ma benn cas
pour Ziguinchor parmi cas yi ñu envoyé yëpp benn test yi ñu envoyé yëpp benn moo génn pour Ziguinchor benn moo positif léegi benn boobu xamagul ndax jaabir la wala Lindiane wala Koboda parce que ñetti diwaan yooyu la ñuy defee prélèvement yi def nañ ko jaabir def nañ ko Koboda def nañ ko Lindiane léegi te nee na am na tamit ay cas suspects yoo xamante ne ñii nekk hôpital régional donc ñooñu ñëpp kenn mënu laa ne cas boobu waa jaabir la wala waa Lindiane la wala waa Koboda la donc fu mu nekk nii nit ñi loolu la ñu war a moytoogum d'abord ñu xaar ba am information bu leer balaa doog a wax yaakaar naa ne fa lañ toogaloogum. dañuy fàttali ni pratiquement après contamination góor googu ca Lindiane tey ñu ngi pratiquement 40 personnes ñoo xam ne ñu ngi leen 90 personnes ñoo xam ne ñu ngi leen di suivre wala qui sont mises en quarantaine yéen ñaata personnes la ñu gis foofu jaabir ñi nga xam ne ils sont positifs au test de Covid-19. fu mu nekk nii malheureusement comme ñoom du ñuy communiquer directement ak ñun mais ñun lu ñu jot a amagum comme information d'après le préfet mën nañu lim ba juróomi-ñetti cas ñi nga xamante ne ñoo positif ñoo yoragum. 8 cas ñi nga 8 personnes. 8 cas si jaabir kese ñi nga xamante ne yor nañu doomu jàngoro ji maanaam boo jëlee kiy jëli feebar bi ak ñetti doomam mi muy ñeent ak dëkkandóor mi ñetti nit muy juróom-ñaar ak kenn ki mujjee ñëw kooku moo doon 8e bi donc fu mu nekk nii foofu la ñu tolloogum en attendant ñu xaar ba xam résultat bu ñu publier tey ba xam ndaa kooku jaabir la bokk am déet. dañuy fàttali ni góor googu feebaroon ca Ziguinchor nit yi jóge nañu ci dëkk yu bare ay mbokkam booru Thionck-Essyl et consort ñëw di ko seeti pratiquement tey mun nañu xalaat ne ci bu yi fi jógee ci moom propagation bi gën a rëy ci Ziguinchor ak ci fi nga xam ne surtout mooy sa quartier mooy Jaabir. gis nga paa boobu comme ay waa këram lu ñuy wax ay mbokkam nee nañu paa bi comme il est un peu âgé dafa xaw màgget duy génn léegi am na comme feebar na am na ay mbokkam yu ko seet si am na ku jógee Afiñam benn dëkk bu nekk dans le Boulouf. am na ku jógee Bayla kooku tamit seet si na ko. am na koo xamante ne kooku seetiwu ko mais moom frère ki ko seeti yoon noonu kooku mu ngi moom lañ neew ni mu ngi côté Jululung donc Albadar xaw ma Albadar mais en tout cas daal côté Jululu la nekk. Albadar donc kooku tamit dañ ko testé positif mais kooku boolewuñu ko si kaaw si quota Jaabir dañ ko parce que comme mu ngi côté fële léegi côté Jululu lañ ko boole. moo tax fu mu nekkee ni daal ñun Jaabir su ma seete ba seet 8 la ñuy tolloogu te ñu ngi ñaan daal mu yem fa. mais Mouhamadou est-ce que y a pas l'erreur n'est pas quelque part gannaaw bu ñu waxee na ñëpp toog naka nga mën a comprendre ay nit di jóge Afiñam ay nit di jóge booru Jululung ay nit di jóge feneen di mën a ñëw Ziguinchor ci koo xam ne dafa tëdd ñu ñëw leen dañ koy seeti te si jamono ji nga xam ne à moins que peut-être est-ce que communication bi mu ngi dox normalement. waaw gis naa ni ki foofu erreur la parce que dafa di loo xamante ne mën naa ne ñun Casace wala africains yi sax ñoo am culture boobu boo amee sa mbokk bu feebar nga seeti ko. donc si élan boobu la ñu nekk. c'est vrai que xalaatuñu woon ni ki lii mën na dal parce que premier cas bu mu amee après beneen bi topp si presque 3 cas la ñu amoon ba pare yem si léegi nit ñi demoon nañ ba presque seen xel yi dal. xalaatuñu woon ni ki lu mel ni mënoon na ñëw mënoon na jógaat donc du coup moom loolu la demee comme souvent en tant que africain sa mbokk feebar demoo fa neneen lañ koy gisee donc yaakaar naa si sama yaakaar looloo tax ñooñu jógee fu nekk di koy seeti donc si seeti boobu ndekete fa la problème bi di jógee vraiment loo xamante ne lu ñu war a moytu la parce que comme ñu ngi ci situation boobu la ñu waroon vivre ñu xam ne kii fu mu nekk nii comme tere nañu kenn génn kenn voyager nañ xam ni kii suñu kaarange lañ bëgg suñu wér-gu-yaram lañ bëgg donc ku nekk waroon na toog waruñu woon yegg foofu ay nit dem di koy seeti moo tax fu mu nekk moom xamul fu mu koy jëlee ki nga xamante ne duy génn donc fu mu ko jëlee kenn xamu ko est-ce que ñooñu ñi ko seeti yoon ñoo ko wallal kenn xamu ko
est-ce que keneen la si famille bi kenn xamu ko donc affaire bi fa la compliqué donc vraiment ñu ñaax nit ñi nañuy jéem a topp si ndigle yi ñuy joxe noonu. Mouhamadou ñu permettre la en 1 minute pour ñu daaneel kàddu gi lan mooy message bu poignant bi nga xam ne bëgg nga ko jox askanu Jaabir yu lay déglu waaye jox ko askanu Sénégal ñi nga xam ne ñu ngi déglu sa entretien bi. fi may daanele maanaam constat bi ma def am na ñoo xamante ne ba léegi feebar bi dañ ko jàppee affaire politique dañuy ne affaire politique pour ñu mën a am xaalis mais dama leen di xamal ni ki lii lu am la. nit ñi seetaan nañu télé seetaan nañu am nañu internet xam nañu li xaw yëpp ci dëkk bi ci àdduna bi yëpp donc war nañu xam ne ki lii feebar la c'est vrai que waruñu paniquer mais quand même nañu topp digle yi ñu joxe maanaam set bi ñi raxasu saa su nekk di utiliser ay gel walla tamit soriante bi message yi ñu joxe noonu yëpp yaakaar naa bu soobee Yàlla buñ ko toppee dina baax te tamit nañuy toog parce que beneen constat bi ma def mooy xale yi du ñuy toog xale yi góor yi surtout xale yi góor yi du ñuy toog da ngay dem foo tourner rek fekk leen seeni jotaay muy guddi muy bëccëg am na ñoo xamante ne da taxaw sax di jéem a jëflante ak policiers yi bu ñuy dem seen couvre-feu bi ñuy taxaw di leen jéem a cokaas vraiment nañu moytu yooyu parents yi nañ dellu si wax ak seeni doom yi ngir ñu mën a moytu parce que bu ko kenn jëlee waa famille am yëpp lay lor donc ngir yàlla di ñaax waa Jaabir waa Linjaan waa Kobada nañu dalal seen xel di topp tamit digle yi ñuy jox noonu ñu ngi leen di jaajëfal. Mamadou Samb dañuy fàttali ni journaliste nga ci rajo locale bi tudd Kasumay FM. Merci.